El Hadj Seydina Issa Laye Diop di membre ci cellule communication communauté Layène. tey mën nga wax lan moo waral ngeen dajewoo fii ci Gorée. waaw ñëw bi ñu fi ñëw fii tey ci Gorée dañ fay ñëw pour fàttaliku bés boo xam ne bii bés bu am solo la muy le 14 septembre 1887 yàlla sax dafa dogal mu tombi tey ak 14 septembre 2019 ndax 1887 bi ñu jàppee maam Seydina Limamou Mahdi alayhi salaam fële ca Ngédiaga ginnaaw bi mu gàddaayee Yoff ci lañ ko indi fii ci Gorée def na fi ñetti weer ndax dañ ko jàppale woon ak gorom bu di taalibeem ñu di ko wax Tafsir Abdoulaye Diallo kooku nag moo tax sax daanaka mu def fi ñetti weer waaye moom war na leen mbóot yoo xam ne yi fii keroog ñay wu weex génn na ci île bi baaje na ba ñoom tiit nañu ci la ñu nag wax ne nañ ko libéré suñ borom ba nag dogal ñu wutal ko condition yu baax boole ko soxna si ñu koy soxna Michel Sène mu di ko toggal ak di ko toppatoo tubarkaal di rëpp lu fi nekk muy recevoir saaba yi ak yooyu finalement nag lañ ko jàppoon ay sos dong la woon ndax dañ ne woon dafa garder ay armes ngir bëgg a def soulèvement tubaab bi yaakaar ne nguuram lañ bëgg a attaqué ndax daf ñoo note en 1857 1883 84 Baye Laye woote ñu yaakaar nag kon kii dafa ñëw pour folli seen nguur moo leen tiitaloon ki nga xam ne kii moo jëkk yëkkat dossier bi nag di Kentry depuis Saint-Louis yónnee lettre Bajenski nattangoom bi nekk Ndakaaru kooko jox injonction son commissaire Milanini kooku tamit wëlbati ko jox le policier Mbaye mu def enquête boobu doyu leen ce n'est pas suffisamment accusateur ou accusatrice alors loola waral ñoom tamit ñu gën a renforcer topp bi ñu topp maam Limamou Laye alayhi salaam waaye nag képp ku ko song rek dañ laa mujj affecté parce que kii di Bajenski mi nekkoon Ndakaaru yàggul dara ci ay semaines moom dañ ko affecté tout comme commissaire Milanini Bajenski kii moo ko remplacé commissaire Milanini Huguenin moo ko remplacé Clé Genouille moo ko remplacé Cléré ñëw également voilà remplacé que Cléré moom nag moom mooy ki nga xam ne kii moom moo doon sonal Seydina Limamou Laye ndax boobu mu ngi ci séntu promotion am gratification ak lu nu mel ñu lëkkaloo nag ak koo xam ne kii Demba Fall Diop lañ koy wax te boobu moom it mu ngi bëgg a remplacer Jali Bëkke mi nga xam ne moo doon Serigne Ndakaaru loolaa waral enjeu yooyu nag ci lañ nekkoon di fomenter biñ demee nag ba finalement le 7 septembre ñu ñëw këram song ko taal giñ taal këram fekk lu jiitu loolu dañoo teg loxo dafa teg loxo ne leen du tàkk mu ñëwaat taal ñu ne mu leen du tàkk ñu yëkkati pistolet mu yëkkati biiram ñu tiré tàkkul mu dëkk noppam ñu tiré tàkkul ñu mënati mu tudda yàlla chaîne gi wadd alors loolaa waral biñ ko songee mu daaneel ko ñooñu daal daw muy 10 espace biñ delloo nag la ñu xam ne nag alors dos au mur la ñu nekk kon nañ def pexe mais juge bi nga xam ne moo nekkoon Gorée di Gilbert Devalon moom dañu amul suffisamment de preuve pour def mandat de dépôt mais malgré ça def nañ ko pression ba finalement ñu décidé pour ñëw fa le 10 Serigne Ndakaaru ñëw def une tentative de médiation entre Baye Laye mii nga xam ne jarbaat la ci moom pour mu delloo taalibe yi mu jubaale ko ak tubaab bi pour tere deret bañ a tur ndax moom borom bokk la ca la ko wax nag li mu ko wax nekk incha allah bu àdduna desoon benn bés sax te lii may woote matul yàlla dina fa téye jant bi ba yàgg mu ne yóot doomam ju am juróom fukki at après seen Issa mu ndaw tekk ci mbagam càmmoñam yu wëndeelu ak moom ne dinaa dee bu sama dee jotee bu ma dee te li ma yàlla yónni matul ngoone si moo koy mottali loolaa waral nag Jal Diop delluwaat nag léegi produit ci li mu doon def comme médiation ñëlew fas yéene ñëw yàlla di wax ko digal ne que génnal balaa dereta tuutu loolaa waral génnam googu ñuy ñëw foofu nag à 3 heures du matin samedi jëm dimanche yendu fa dimanche altine à 4 heures du matin rek la ñu génn dem taal dëkk ba tàkkee ba lakkaale barak bu madame Zimmer dépensé woon lu ma 3000 francs moom di réclamer 1000 francs de dommages intérêts bi muy bind lettre au parquet finalement nag kooku nga xam ne moom mooy Cléré moom moo fexe ba ñu indi fii Baye Laye juge Gilbert Devalon boobu nag moom moo dressé un non-lieu ndax li ñu doon jiñ Baye Laye amul y a pas de preuve suffisante bi mu amee non-lieu boobu moom juge bi ci boppam le 5 octobre lañ ko def décision pour affecter ko comme juge au tribunal supérieur de Cayenne en Guyane ki nga xam ne mooy Kentry jëkkoon bind lettre bi Ndar moom it ñu affecté ko en Guyane ki nga xam ne moom mooy Cléré moom li ko dal moo gën a yées ndax dafa feebar 3 mois am congé 3 mois demandé waat prolongation 3 mois ensuite 8 mois débouché sur une retraite moom dafa mu jëlam retraite donc loolu moo tax képp koo xam ne que yaa ngi doon persécuté Seydina Limamou Mahdi alayhi salaam
mujj nga ci ay sanctions yoo xam ne ñi dañ leen affecté en Martinique ñii à Haïti ñii en Tahiti ñii en Inde ñii en Guyane ñoom ñëpp mujj ñoo man lenn ci Seydina Limamou Mahdi alayhi salaatu wa salaam mbooloo mi di gën di bari moo waral d'ailleurs plus tard sax amaat na yenn persécutions yu démarré en 1890 surtout fële ci Paal à l'entrée de Saint-Louis Yamar Fall mi doon yëngal dossier boobu moom dañ ko far dàq et cetera kon ci gàttal ndax buñ ko bàyyee day gën a yaatu mais daal Baye Laye dañoo ñëwoon tey pour feetu victoire bi mu amoon ci kaw noon yi muy victoire boo xam ne bii communauté Layène la ñi gëm Seydina Limamou Laye di victoire u Sénégal di victoire u der bu ñuul ndax fii la doge buumu njaam yi ndax fii lañ daan jël ñetti téeméeri at ñuy jël jaam yi di leen jaarale fii ci porte de non retour waaye bi Baye Laye alayhi salaam ganee àdduna la tubaab bi nga xam ne bii ci moom la ñu dépendroon daal di def li ñuy wax abolition de l'esclavage en 1848 eh bien bi ñu demee ba mu woote ne yàlla ma yónni en 1883 84 nag ci la convention de Berlin ñu abolir l'esclavage dans le monde entier kon Baye Laye moo libéré del bu ñuul moo tax ñu ne la venue du Mahdi a mis fin à l'oppression et à l'iniquité njaayam jàmmam daal di deñ Baye Laye looloo tax tamit le premier député noir di Blaise Diagne en 1914 il est d'origine de Gorée moom moo jëkk nekk der bu ñuul nekk député macha allah ba ni ñu amee indépendance ba Kofi Annan yore ONU ba macha allah Obama nekk la grande puissance mondiale réew moom mu jiite ko di États-Unis moom tamit loolu der bu ñuul kon der bu ñuul yëkkatiku na ci kaw mu di ak sant yàlla ci ñun bu baax a baax kon bu ñu fi dee ñëw tey ànd fekk sëti maam Limamou Mahdi alayhi salaatu wasalaam loolu victoire la waaye ànd ak sëti Thierno Mbaye Sylla mi dalaloon maam Limam bi mu génnee fii pendant 9 mois fii ci Ndakaaru loolu kon ak sant yàlla bu baax a baax.